mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bismillah ci xabaar Joloor si li ci gën a fës lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukki étudiant la ñu woolut niki tey ci kanamu kilifa gi nga xam ne moo ŋànk daara ju kawe ji nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag nee nañu ñu ngi yëkkati seen baat ndax ne bëggunu benn daan lëlu seen kaw naataanga yi ndax jàpp nu daal ndogalub kilifa gi ñii di waa SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe ci Sénégal ñoom ñoo ko daal di suxlu ñoom nag tey ji sax danañ janow taskatu xabaar yi seen kaddu dañ leen teew nu ngi ci ndorteelu xabaar yi bu ci la àndee réewum Sénégal mën na daal di suqaliku waaye nag fala budd foofu mu jaar ci lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ci Sénégal jaari tamit ci li nga xamante ni mooy wàllu càmm gi ak napp gi ci réew mi waaye tamit bàyyi xel lool ndaw yi ngir ñu mën a amee financement yu ñoom Mamadou Ndiaye moo ko daal di xamle moom nag nekkoon gënu Alassane Samba Diop ay kàddoom da ngeen ko teelu itam nu mu ko yaatu ci xabaaru Njoloor si askanuk abattoir ñoo nga ca ndàngaan ca Saloum ñoom nag danoo mer ba futu gannaaw gi nag ne taw yu njëkk wàcc ci dëkk ba loolee nag moo tere askan wi ndax jàpp nañu ni kon sërëb kër yi lépp taw bi da ko jatoo nangu ñuy dund kon ci jafe-jafe nekk ci tumuraanke loolee lépp nekk ci jafe-jafe yoo xamante ne nag nee nañu kon kilifay dëkk ba dañ leen daal di seetaan looloo tax ñu daal di sàkku ñu daal leen taxaw ngir ñu gën a mën a génn ci jafe-jafe gi ñuy jànkonteel dañ leen teew lu mu gën a yaatoo ci biir xabaar ak Adama Sarr yéeglekaay yi mooy laf làccu xabaaru Joloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees kii bu jàlla àndee ñun ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafet bu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru Joloor si des ko door ak tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey ji toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent nit ñoo am yees woppi Covid 19 juróom-benn fukk ak ñaar yi nekk ay cas contact téeméer yi nekk ay cas communautaire juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñoom jot wér ci mbas mi fukk ak benn nekk ci Sowtas waxtu wi kon ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi yóbbu li mu ñi ci faatu bi mbas mi feeñee Sénégal ak tey ji ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk waxtu wi kon lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak ñaar ñoo nekk ci traitement nekk ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram maa ngi ko junj mbokk yi ci ndorteelu xabaar yi étudiants yi nekk ci daara yu kawe ji fii ci Sénégal rawatina kon ci Ndakaaru ñoom nag dañoo yëkkati seen baat ginnaaw gi lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci seen naataango yoo xam ne waru ni ki tey ji ci kanamu rectorat maanaam kilifa yi nekk ci daara ji ñoo leen daal di wóolu ginnaaw nag fi ñu fa daal di nemmeeku woon waaye nag ñoom ñu ngi yëkkati seen baat xaatim ndax nekkoon bëgguñu benn daan lalu seen kaw naataango yooyee ndax jàpp na ne kon kilifa gi ndogal gi mu jël syndicat bi ëmb jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe ci Sénégal moo ko daal di jël ndax ñoo leen suxlu ñoom nag yëkkati nañ seen baat ki yore kaddu gi di Fadel Diouf ñu teelu ko kenn la ci ñoom ginnaaw jokkoo ak Cheikh Hassana Fall. attitude du SAES moom moo ñu métti quoi parce que SAES syndicat la boo xam ne fi ñu ko doon xaaree gisuñu ko université actuellement quantum erreur bi eggul sax 2 mois ñoom ñu toog 12 jours de grève étudiants yi mënuñoo jàng paralyser système universitaire bi yëpp pour tout simplement mettre pression à l'administration ñu sanctionner les étudiants ñun ba ñuy ay sanctions fi mais balaa ngay sanctionner ni da nga koy sanctionner ci lu wóor ñi ñu convoqué am na ñoo xam ne ils n'étaient pas sur les lieux am na ñoo xam ne ils étaient absents ñu bëgg leen a sacrifier pour lan loolu moo tax ñun dañ koy teg suñu camarades d'étudiants la ñun on est là pour les défendre ñu mës a nangu ñu sanctionner benn étudiant boo xam ne deful dara loolu moo tax tey ñu woo leen aussi di leen rappeler aussi ne processus daa am fu mu jógee dañoo jógee élection ñu def suñu plateforme de revendication si bañ defee plateforme bi si les faits yu amee ba faits yu amee nag ñoom ñu mettre pression administrateur bi 12 jours lañ toog jànguñu 16 war a def loolu chaque 3 jours ñu génne PV defal lii ba autorité bi convoqué plus de 250 étudiants lañ convoqué ñooñu seen avenir lañ bëgg a yàq pour lan processus bi dara baaxu si forme bi baaxul fond bi baaxul te ñoom bi seetaan ñu yàq seen avenir en tout cas ñun lu ñuy wax mooy ànduñu ci benn sanction balaa ñuy sanctionner étudiant nañu wax ne étudiant bi lii la def suñ sanctionné ñoo xam ne c'est des innocents des faits ñun dañuy taxaw jàppale leen te ñun benn manière rek la ñëpp xam ñuy jàppale étudiants yi xam nga ko man xam naa ko duñ ci nangu ñoom étudiants yi kàddu yu yëkkati dem ba mu mel ni kon tey lañ ko gën a dëggal gën ci taxaw temm ndaxte nag dañoo woote ñoom ñëpp ginnaaw kuréel bi ñu bootu di collectif bi ëmb étudiants yi nekk ci daara yu kawe ji fii ci Ndakaaru ñoom nag jàpp nañu daal fii ak jullit àjjuma gi ba noppi dañoo woote ndaje wu rëy fa nga xam ne kon la ñu daal war a amalee déglu gi si seen naataango seen lim maa ngi koy junj sànq toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk loolee nag du ñàkkoon dina ci dikkat nu mu gën a yaatawu suñu yeneen jotaay xabaar rawatina ci xabaaru maraxee bu ci alande
lu jëm nag ci ndongo yi démb la ñu sëgg ci épreuve baccalauréat bu njëkk rawatina kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci baccalauréat technique bi seen lim toll ci juróomi téeméer ak fanweer ñoom nag nee nañu daal li nga xamante ne ni moom mooy bëgg-bëgg ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji nekk fële ca lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay nee nañu nag seen xemmeemteef mooy fexe ba am lim bu takku ci li nga xam ne kon ñooy ndongo yi war a jàll ci épreuve yi comme ni ñu ko defee woon daaw kon loolu mooy seen bëgg-bëgg Mamadou Lamine Fati reportage ca Géejawaay. examen baccalauréat technique ci lycée Limamou Laye tàmbali na baccalauréat technique bi nga xam ne proviseur u lycée bile mu ngi jàpp ne lu nu mel du lu yomb waaye am na njëriñ bu baax a baax ci ndaw yi. waaw examen bi mi ngi jaar yoon amuñu benn jafe-jafe li ñu bëri xamul nag mooy dafa nekk bac bu xaw a particulier bon duñ koy faral di médiatiser xam naa li mu dul bëri ay candidat waaye bac bu am importance la d'abord. élèves yu koy am bu leen neexee ñu gën dem liggéey mën nañ dem dugg ci industrie bi parce que dafa nekk ba boo xam ne bii dafa am ay matières théoriques comme bac général mais am ay matières pratiques bon matières pratiques yooyu dañuy defar atelier ba mu jaar yoon def fa matériel bi fa war ak consommable yi ba pare jël un maintenancier teg ko fa waaw loolu lépp fàggandiku nañ ko amuñu ci benn jafe-jafe bac bu xaw a gudd la nag. secrétaire général bu Géejawaay ñëwoon saytu centre yi nga xam ne moom la ñuy defee examen yi moom mu ngi rafet bu baax a baax liggéey bi nga xam ne def nañ ko fi te di ñëwaat ci saytu bés bi la. ñu ngi fii tey ci lycée Limamou Laye bi ñëwee vraiment alhamdulilah proviseur dalal ñun moom mooy chef de centre bi président de jury aussi rencontré nañ mais daal li ñu ci jot a jël te ay information mooy bac bi véritablement mi ngi jàll dans de bonnes conditions mais kon véritablement pour dire que bac bi commencé na ci jàmm ci lycée Limamou Laye am nañ beneen centre aussi lycée LPA. Bon, vraiment ça se passe bien, les conditions sont réunies, xale yi ñu ngi liggéey ci tam ñu ngi ñaanal résultat suivre yeneen examen yi aussi muy CFEE bi ak BFEM bi boobu aussi ñu ngi xalaat ni dina jàll bu baax comme ni bac bi jàll ak bac général bi aussi 2020 excusez-moi résultats yi ñu amoon résultats yu baax la bi ñu ko comparé ak résultats yi ñu amoon 2019 examen yëpp am nañ ay avancées am nañ ay écarts yu positifs pour dire que résultats yi ñu am 2020 moo gën de loin résultats yi ñu amoon 2019 malgré contexte bi nga xamoon Covid bi fi woon nawet baa ngi fi woon mais véritablement ñëpp jàpp nañ ci défi bi nag mooy ren mooy ñu dépassé résultats yi ñu amoon daaw te loolu tamit ñu ngi lancé waat appel jàngalekat yi ñoom vraiment liggéey nañ liggéey bu rafet daaw ba nga xam ne résultats yi amoon na solo acteurs yëpp mobilisé woon nañ ren ñu ngi ñaanaat aussi mobilisation boobu amaat ba xale yi aussi mën a réussir te bu xale yi réussir ak digg Guédiawaye dina gën a avancé. juróomi téeméer ak fanweer ak ñaari candidat yu ñu xaaj ci ñaari jury industrie T1 T2 série G STEC examen scientifique bi nga xam ne fukki fan lay nar a am ñu ngi koy defal file ci lycée Seydina Limamou Laye bu Géejawaay. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ñu daal di addu ci wàllu développement loolee nag mel ni garal la boo xamante ne garab bu nu jëmbat ci suuf lay daal di sampe jolli jëm ca kaw jare ko ci secteur privé bu mucc ayib loolee mooy gis-gisu Mamadou Ndiaye moom nekkoon ancien la fële ca IBM informaticien la waaye itam nekk mathématicien kon borom xam-xam la gu daal di sotti jàpp ne nag ngir rek suqaliku yaatu fii ci Sénégal fala budd foo ñu jaaree ko ci wàllu mbay mi napp gi ak lii di jur gi moom ndax jàpp ne tamit faw ndaw Sénégal gi daal ñu taxawle ci wàllu financement ngir seen projet yu bëri ñu mën a taxaw ngir suqaliku yaatu itam mën a amee ci ñoom ñu teewli kàddoom Mamadou Ndiaye nekkoon ganuk Alassane Samba Diop nekk itam parti la nekk njiitu parti bi di PRDS ay kàddoom ci micro Sophia Ba Seydina Mbaye. su ma gëm-gëm ci développement Sénégal dama gëm ne mënta am tant que béykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi suqalikuñu li ko war mooy ñoom ñooy suñu baay ñooy suñu ndey donc ku fi nekk daanaka jàngalekat wala nga nekk docteur wala nga nekk infirmier wala nga nekk ingénieur généralement ñooñu ñëpp ci seen parents yi ay béykat lañu sàmmkat lañu wala nappkat lañu. léegi ñoom béykat yooyu sàmmkat yooyu seen activité ñu ngi koy accès surtout béykat yi ak sàmmkat yi ñu ngi koy accès ci si vous voulez ñetti weer maam yàlla ñetti weer lay taw su fekkee nag ñoom seen dund seen activité ci ñetti weer yooyu lañ ko basé nañ dem ba tollu foo xam ne duñ am lu ñu dundee parce que mun a liggéey ñetti weer dafa dund fukki weer ak ñaar kooku mënul nekk donc lii xew mooy dañuy obligé des fois ñu seeti seen doom yi leen naan dara nekkul kër ga ñoom ils sont obligés li ñu yore ak as tuut ñu partager ak seeni parents
finalement lan mooy xew ñoom ci seen bopp dañuy fekk ñi nga xam ne ñoom la ñuy dimbale nekk koo xam ne sax ñoo xam sax dañuy soxla dimbal donc ma ne pour que loolu mu jóge fi te parce que loolu day li muy indi mooy que classe moyenne bi dañ koy déserter kenn dootu fa nekk donc fossé bi nekk diggante ñi am ak ñi amul day gën a yokku. ñu yokk jéego yi dem ba ca bët Saloum Sénégal ca Médina Chérif foofee nag maire ba bëgg-bëggam mooy fexe ba soxna yi fa nekk daal di suqaliku ginnaaw nag dëkk woo xam ne la bu sës rëkk ci réewum Gambie ak réewum Guinée Bissau maire ba nag ne la mu bëgg rek mooy lépp kon jaaree tàggat soxna yi jaaree ko ci mbay mi ak lépp li nga xam ne moo jëm ci produit yi nga xam ne kon ñu ngi koy jëfandikoo foofee ci dëkk ba ngir suqaliku yaatu am fa foofee nga xam ne mooy ca Fuladu Assane Ba reportage. ci commune Médina Chérif arrondissement Mampatim ci village bi jigéen ñi li ñuy yëngu mooy ci soppu gerte gi di ko defar tigi dege waaye matériel bi ñuy jëfandikoo mënu leen may rek ñu am produit boo xam ne dina yemb waaye ak partenariat bi nga xam ne mairie bi am na ko IMSEC jigéenu gox bi dootuñu soxla dem ba jaww bi ngir yeggali seen transformation. min rondo ɗo gerte ɗen kadi mi waɗa saretaji minen rewɓe ɓe min naɓa ha jawdi. bu njëkk dañ daan jël gerte bi di ko def ci ay charrette di ko yóbbu fële sa jaww bi ngir ñu am produit bu gën waaye fu mu nekk nii ak jàppale bu ñu am lépp mën nañ koo def fii. ginnaaw Mballo Kounda délégation bi dem na ci bassin bu Anambé fii mbéyum ceeb contre saison bi moom moo fi nekk da ngay séen bi fu sa bët yam xam bi ñu xam potentiel bi gox bi am ngir mën a indi autosuffisance en riz moo tax rek ba béykat yi di sàkku ci seen gan yi ay njàppale ngir ñu mën a ruuj ay hectares yu bëri. tracteur bu ñuy notifié dafa néew doole donc bu ñu am tracteur yu mag yoo xam ni boo récolté tey mun nga labourer tey nga enfuir tout seen ñax bi fi nekk yëpp boo ko delluwaatee ci suuf si day naat de tête que boo jiyee bi nga amaat lu ëpp li nga am. directeur IMSEC Sénégal mi nga xam ne mu ngi déplacement ci gox bi digg na rek dina am njàppale boo xam ne ci moyen ak long terme lay doon. femme rurale femme yi nekk ci gox yu sori femme yi nekk ci commune yi gën a sori Sénégal il faut ñu jàppale leen IMSEC loolu la gëm te jox leen financement yoo xam ne day gaaw day oyof loolu mooy suñu gëm seetuñu ci benn bénéfice lu ñu am rek jox ko jigéen. maire bu Médina Chérif nekk tamit professeur ca FASEG moom nag dafa bëgg def commune am bi ab référence ci wàllu développement durable. waxtaan ak moom def partenariat bu rëy mais partenariat bu gagnant gagnant loolu mooy développement donc lu ñu bëgg a def mooy nañu financer jeunes yi nañu financer femmes yi nañu financer producteurs yi mais aussi nañ jàppale institution bi bu heure fay jotee ñu jàppale institution bi pour ñu am seen xaalis. commune Médina Chérif nag am na lu toll ak juróom fukk ak juróom-ñaari village te mu ngi nekkee ci diggante ñaari réew muy Gambie ak Guinée Bissau. Assane Ba jërëjëf ginnaaw bët Saloum Sénégal ñu dem ci diwaanu Saloum abattoir Ndangaan fa la nekk askan woo fa yeewoo ñoom neenu saawu tàmbali xiin njàqare gane si leen ndax nag mbënd mi nga xam ne bokk na si luy lor bu baax seen diwaan bu fee ñuy yeewoo ba tax kon jàpp nañu nag fi mu ne daal jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ndax taw wu njëkk ba dafa sóob askan wi ci jafe-jafe yu tar ndax jàpp nañu tamit kilifa yi fa nekk dañ leen daal di seetaan loolu nag lañu bëgg mu daal di jeex ngir ñu indi saafara gu yaatu ci lépp loo xam ne jàmbat la seer bi kaw Adama Sarr reportage. taw yi njëkk yi nga xamee ne daal dina yegg si fii ci diwaan bu Kaolack nag jur na njàqare ci askan wi rawatina fi nga xamee ne moo di quartier abattoir Ndangaan ngir nag mbënd mi day du leen sonal machine bi nag mu ngi gas yoon wi nga xamee ne day fi la ndox mi war a jaar mu nekk loo xamee ne bokk na ci mëbbati askan wi mu di ay canalisation. quartier bi yëpp presque daanaka wër na ko di ko def ko ay pax ay canalisation maanaam gas ko. mais canalisation bu ñu liggéey nag ñu suñu loolu itam suñu ko mënoon a dimbale ñu réaliser canalisation itam mu def encore quartier ba mu fi nekkee ba léegi benn goudron rek la am c'est le premier quartier benn goudron la am. abattoir Ndangaan bokk ci quartier Kaolack nga xamee ne mbënd mi dina fi bari lool li ni mel nag di jural jafe-jafe ñi di jigéen ñi. ndax fi mu ne nii bu nawet jotee ci difficulté la ñu ne affaire bi métti léeg-léeg nga am malade taxi boo woo mu ne la dewuma Ndangaan waaw fi mu ne demee marché nag ba ñëw rek doo bugg a lekk sax añ du ko bëgg marché baa nga salté ba kenn mun na ko.
ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi yeewoo ci quartier bii di abattoir nangaan nelawatuñu te saa su mbënd amee ñoom ñooy jóg ngir xeex li ni mel loolu nag tax bu ñuy oo kilifa yi ñu gën leen jàppale. à chaque fois nawet bi tawee jeunes yi bu ñu génnul mobilisé wu gas koñ donc du dem maire gis ñu sax waa waaw dégg na yàlla ñun ay ndangaan lañ mais yëguñ sax ne am nañ maire parce que xam ne mun nañ jàpp si combat bi nga xam ne moo ñor doomu ndangaan muy canalisation mu ñëw dimbalañ ci seen kéemtalaay kàttan. askanu abattoir nangaan nag ñu ngi jaajëfal ki nga xamee ne mu di njiital chambre de commerce bu Kaolack mu di Serigne Mboup bi nga xamee ne moom moo leen jox machine bii de nga xamee ne mu ngi amal liggéey bu mucc ayib. Ramassa jërëjëf jëwriñ gu ñu dénk wàllub ndox mi ak assainissement ci Sénégal Serigne Mbaye Thiam loolu programme bëgg-bëgg yi mooy fexe ba lal ay pexe yoo xam ne dina tax ba ñàkkum ndox wi ak courant ak ndox wi nga xam ne kon day faral di couper suba ak ngoon guddeeg bëccëg loolu lépp daal ci indi saafara ginnaaw nag plan gi ñu samp nii yees nee na daal la ñu bëgg rek mooy fexe ba xam lépp loo xamante ni njàmbat la ak tamit bëgg-bëgg askan wi jëm ci wàllum ndox bu ko defee ñu mën ci indi saafara gu yaatu ñu taw kàddoom Serigne Mbaye Thiam kaddu yi nga xam ne kon yëkkati na ko ni ki démb fële nga xam ne mooy ci diwaanu Tëngéej ay kàddoom ci micro Babacar Seck. bëgguñoo xaar ba mu ne këtt ne jonn ñu ne seet nan la ñuy def ci ndox looloo tax tey jii ñu def lël bi di commencer benn jàngat bu mag bu ñuy def ci seet ci ndox mi nekk ci suuf ndox mi nekk ci kaw ci surface bi maanaam ci fleuve yi ci cours d'eau yi ci lac yi ak ndox nga xam ne moom lañu jëlee ëllëg ci géej gi lan lañ ci am nan la méngoo ak li nga xam ne mooy suñu développement réew ak li ñuy jëfandikoo ci mbirum sàmm mi li ñuy jëfandikoo ci mbay mi li ñuy jëfandikoo ci mbirum industrie li ñuy jëfandikoo ci mbirum nit ñi li ñuy ndox mi ñuy naan ak mi ñuy jël pour seen dund yooyu yëpp na la mën a méngoo ba nga xam ne duñu toll ci situation boo xam ne bii ndox mi dana am problème suñu yeggee ci loolu ak qualité bi donc lël bu am solo la pour Sénégal parce que day wone ne président Macky Sall ak gouvernement am yenn yi du ñu xaar ba mu ne këtt ni jon ñuy seet nan lañ koy régler waaye dañuy def li ñuy wax étude prospective fagaru bu suñu ñu mën koo dékku on sait que soxla yi bari na nit ñi soxla nañu ndox waaye gouvernement bi mi ngi taxaw ci loolu daf ci nag yëpp kenn mënu la sotti ci benn bés waaye ñu xam ne daal gouvernement bi ministère de l'eau et de l'assainissement xam na ne nit ñi soxla nañu ndox am nañu yenn saa yi ay jafe-jafe ci ndox waaye guddeeg bëccëg ci loolu la ñu taxaw. kon bëgg-bëgg kilifa yi mooy ndox daj fépp ci réewum Sénégal ba tey leneen ci wàllu xabaar ak AIBD di aéroport international Blaise Diagne ak ASPT ñoom nag dañoo xatim déggoo bëgg-bëgg yi mooy fexe ba mën a jaay réewum Sénégal ngir rek ci wàllu taar ak lépp loo xamante ne daal dina tax ba doomu bitim réew yi def Sénégal seen jubluwaay loolu mooy seen bëgg-bëgg waaye loole mënta nekk fekk jaar luñ kon ci wàllu tourisme waaye tamit jaare ko ci dem beeg dëkk bi ci jaww ji loolu daal mooy bëgg-bëgg bi nga xam ne moom la ñu lal ginnaaw xaatim déggoo bi dox seen diggante ñoom ñaar Doudou Ka moom mooy directeur général bu AIBD ñu teewli kàddoom. ñu ñëw fi tey gis nga fi convention bu mag boobu parce que suñu waxee dañu bëgg a nekk dañu bëgg a jiitu si passager ñoo xam ne ñooy ñëw kan yuy ñëw fii si aéroport yi Sénégal yi mun ñu ko def te tourisme amul doole parce que xam si dëkki àdduna bi yëpp gis nañu ni passager yuy gën a ñëw ci xayma yi ñuy ñëw pour ñëw tourisme moo xam ne dañuy ñëw seet visiter sa dëkk ñeneen ñi dañuy ñëw pour liggéey ñeneen pour leneen mais dañuy ñëw ëpp ci passager donc ñun mënuñu wax dañu am ambition te duñ si boole jëmmal dem dooleel ñu kuréel yoo xam ne ñoom ñoo yor tourisme boobu te ñu am liggéey bu mag boobu te liggéey bu mag boobu muy liggéey développement touristique ASPT nga xam ne Pape Mao moo ko yor am na si ñu ngi si liggéey bu am solo moom mu ñëwaat tey fii 2 semaines signé waat fii ak AIBD SA pratiquement signé ak aéroport yi yëpp Sénégal wax nañ ko parce que tey fii su fi signé mooy aéroport yi yëpp lu ñu def fii mooy nekk si aéroport yi. ñu des ba tey ci boobu la ndaje ndax ginnaaw kàddoom moom njiitu AIBD di Doudou Ka
jiitu ASPT tamit yëkkati na ba Pape Mawo Diouf lay wuyoo moom nag jàpp na ni kon secteur bii di wàllub dem beeg dikk bi ci jaww ji faw nag mu mënee suqaliku faw daal ñu jaaral ko dem ci wàllub tourisme lu bëgg-bëggam ba tax kon ne lépp loo xamante ne daal mbir la te nag doon moomeelu askanu Sénégal faw ñu daal di ko gën a taxaw gën ko dooleel ngir rek loolee mën a suqaliku baax a baax ñu tawli kàddoom Pape Mawo Diouf ay kàddoom ci micro Mountaga Kane. dañoo daje fii mu doon bànneex ci ñun ñëpp ngir signer li nga xam ne mooy convention bi marqué benn étape bu importante ci promotion destination Sénégal waaw ñi ngi xaatim nag fekk ñu toll ci digg relance su tourisme nga xam ne relance su activité tourisme yi ak transport aérien jotoon di gàllankoor ndax li nga xam ne mooy mbas li nga xam ne dal nañu waaye dal na àddina bi yëpp te jiitu ci ñi mu dal mooy ñi nga xam ne mooy ñi yëngu ci tourisme ak li ko wër ay mbële ak ASPT nag dañoo bokk li nga xam ne mooy destination Sénégal ASPT moo yor promotion bi dëgg la waaye AIBD moo yor plateforme aéroportuaire bi nga xam ne fii la képp ku ñëw Sénégal comme touriste di jaar complémentarité boobu mooy maanaam ànd boo xam ne day ñoom moo waral mobiliser acteurs chaîne de valeur yëpp ñu ànd ci liggéey bi lëkkaloo te suñ ko defee wóor nañu ne dinañ ci am ndam bi. ndaje bi nag ñu ko amal niki démb ca aéroport international Blaise Diagne ci teewaayu Mountaga Kane yegg si nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ca fukk ak juróomi député bokk ci l'opposition bu Sénégal ak non inscrits ñoo joxante loxo doon benn bëgg ñu tëbal maître Malick Sall ci bopp ministère bi wàllu justice yoon ci mim réew alerte quotidien pétition la ñu daal di lancé ci biir réewum Sénégal ngir loolu ñu mën ko jëmal ginnaaw bataaxal bi ñu jagleen njiitu réew mi Macky Sall ndaxte député la ñu mën a solo wanaa suba léegi mooy kàddu yi nga xam ne maître Malick Sall yëkkati na ko barki Dembo Ndiaye ci pénjum ndaw réew ma ci ba ñuy voté loi code pénal bi code de procédure pénale bi ndaxte nee nañu kàddu yi nga xam ne ministre bi yëkkati na ko looloo leen naqari ba fa naqarlu yam ba waral seen jëf gi ndaxte ministre bi dana di ay mbaam ngeen waaye déet waay wax day rafet waay kàddu yooyu la ñu mënul wanaasu ba tey ji ba tax ñu ne bëgg-bëgg benn la ñëw fukk ak juróom yëpp mooy maître Malick Sall ñu dàq ko ci gouvernement bu Sénégal Le Quotidien ne ginnaaw ay kàddu ma maître Malick Sall député Cheikh Mbarké Mor Kane Woré Sarr Mamadou Lamine Diallo Serigne Mansour Sy Djamil Cheikh Abdou Mbacké Mari Sow Ndiaye Toussaint Manga Aminata Kanté Mame Diarra Fam Aboubacry Thiaw Oulimata Guiro Ousmane Sonko Cheikh Bamba Dièye nee nañu la ñu bëgg mooy maître Malick Sall ñu dàq ci gouvernement bu Sénégal te loolee nag la ñuy xaare ci njiitu réew mi Macky Sall ndaxte nee nañu kàddu yu mu yëkkati du kàddu war ma ba noppi lii mooy firndeel ni moom ministre bi joxul benn gëdd député yi nekk ci péncu ndaw réew ma laas ne ñoom fukk ak juróom yëpp fare ci l'opposition bu Sénégal ak non inscrits yi nee nañu na maître Malick Sall tekki ndombal tànkam wala njiitu réew mi tekki ndombal tànkam na mu gën a gaawee mooy seen bëgg-bëgg de gars yi nag yamu ca ndaxte nee nañu bëgg-bëgg bi seen tànk tubale ci xar ba fu mu yem neex comme niñ ko defee ak loi bi ñu voté barki Dembo Ndiaye ndax dugal seen recours ci conseil constitutionnel ngir ñu gàntal loi bi ñeel code pénal bi code de procédure pénale bi vox bi ne waa CUSEMS nag nee nañu loi boobee bëgg ñu njiitu réew mi Macky Sall ndaxte nee nañu ànduñu ci la turbine ne ki àndul dañu ci doxal lu njiitu réew mi Macky Sall ci mim réew mooy Thierno Alassane Sall yéegle kaay bi ne Thierno Alassane Sall dal na ci kaw njiitu réew mi ndax yàq na ko lu mel ni xamee ginnaaw kàddu muy yëkkati ci Thiès kaay bi ne dëkk ñaari gaar ndax njiitu république dafa nee na su réew du Sénégal nattu yàllaa ko dal ndax président catastrophe dëgg la amee moom Thierno Alassane Sall mooy wax yow ca ndaxte nee na ak fi réew mi tollu mbas mi ci réew mi ba tey saafara amugu ci ak jamono yi nga xam ne bàkk bi benn la ci réew mi Sénégal di Sénégal tampi moom Macky Sall amul lu muy wax ci réew mi ginnaaw jafe-jafe yëpp gane si askanu Sénégal ndax naan mu roog soow côté bi neex na te léegi ñu yokk ci góróol yaa les économies Mamadou Mbodj Diouf wekk na Aminata Mbengue Ndiaye benn par benn le fa ne Théodore Montey génn ci pataralam wax ci ponk yu bëri yi te réewum Sénégal ndaxte député bi nee na su réew du Sénégal du nangu benn yoon benn président di def ñetti mandat ci bopp réewum Sénégal ak lu texte yi mënti wax moom député bi wax na ci élection locale yi ñu dëgmal wax ci ñetteelu mandat bi wax ci fitna gi ñuy nemmeeku ci assemblée nationale ndaxte nee na ginnaaw jafe-jafe benkeñek yi nemmeeku aljuma gi ñu génn benn daan mënta lalu ci benn député xanaa kay benn fan boo xam ne du tekkam ci assemblée nationale enquête ne bëgg-bëgg l'opposition bu Sénégal mooy élection locale yu jëm ñu doon ci benn samp benn liste cote boo xam ne mooy daaj fépp ci réewum Sénégal ndaxte yëglekaay bi nee na jamono ji nga xam ne Khalifa Ababacar Sall maire Dakar bu woon mu ngi téye ci yoxoom FRN M2D mu ngi ci loxo Ousmane Sonko njiitu Pastef te ñaari gaay yi nag ñu ngi daje ngir waxtaan ngir boole seen doole mu doon benn fas yéene ànd ci élection yu dëgmal Assane Bané bëgg-bëgg boobee mooy bëgg-bëgg parti démocratique sénégalais mooy amal coalition wu rëy ngir ànd ci élection yu dëgmal ci réewum Sénégal docteur Abdoulaye Diagne coalition jot na ni li wóor te leer te am ba des ci réewum Sénégal mooy kenn mu toll
beru ba noppi bëgg a gagné élection fii ci réew Sénégal. critique ne déclaration de patrimoine gi ñu sulli woon ci réew Sénégal ci junneeg ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne ñu ngi doon xaar ñu def ko ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ba léegi France daal di xëddeen maanaam ba tey ji ñu ko lakk kaare ne dañu def seen déclaration de patrimoine te xabaar bi njiitu OFNAC Seydou Ndiaye Diakhaté moo ko joxe général Moussa Fall samp nañ ko ci bopp gendarmerie bu Sénégal Le Quotidien ginnaaw bu ñu ko sappee nag moom fësal nay bëgg-bëggam ndaxte nee na lu bëgg ci mim réew mooy gendarmerie boo xam ne bu taxaw tem ba fitna yi jaba jonge ci réewum Sénégal jeex fi tàkk Vox Populi ak Les Échos ni général Moussa Fall ma ngay artu def ko du ñaawte fi ndax bu ñu sukkandikoo ci kàddoom nee na nag réew bu amul yoon te tegul ci yoonu siraatal mustaqim kaaraange ak liberté dafay tubranke moo tax muy woo bépp gendarme ci réewum Sénégal ngir mu tënku ci sart yi ba noppi respecté ak yelleefu doomu aadama yi ci Sénégal wërngal këpp tong-tong gi waa Impôt Cadastre def ci bande de filao Libération mooy xëy di ñu ko faram fàccee ba mu jeex tàkk ndax yéeglekaay bi ne coopérative agent cadastre yi ñoom rek jël nañu juróomi hectare te loolee mi ngi amee ci weeru mai 2021 gi ñu génn laata sax ñu déclassé site bi syndicat impôt bi teg loxoom lu toll ci ñeenti hectare ca Wakhinane Nimzatt ñeenti hectare ca Golf Sud juróom-benn hectare ca Gàddaay laas ne mbas mi ci réew meeg variant delta ba ngi ëllëg tukko ci ko askanu Sénégal ba tax kuréel gi sàlloo paj mi ci àdduna nga këpp di yëglu ci kanamu réew yi nekk ci Afrique ndaxte nee nañu mbas mi dagar gi tey la gën a tàng tey la gën a tar te bu ñu mayul mën a def musiba gu rëy ci réewum Sénégal ñu bàkku jëm ci làmb ji sunu làmb yëglekaay bi ne ñaar jàpp ñetti at ngi ay VIP ci làmb gi tegu seen tànk ci arène bi bokk na ca Bombardier Balla Gaye 2 Tapha Tine Boy Niang 2 Ama Baldé Modou Lo Gris Bordeaux Eumeu Sène yëglekaay bi ne ndax ñii ñëpp seen dikkat ci làmb ji ndax mënta doon risque seen kaw Libération ne musiba dëgg nag moo am ca samket ji ndax benn xale bu jigéen bu ñuy wax Awa Seck la ñu fekk mu faatoo ci biir néegam las ne benn xale bu góor bu ñuy wax Cheikh Bamba Ndiaye élève ci lycée Parcelles Assainies la moroomam faat ginnaaw match boo xam ne moo doxal seen diggante yëglekaay bi yamu ca ndaxte nee na benn xale bu jigéen moo jël paaketam jam beneen moroomam ndaxte nee na xale bu jigéen bi dafa nangu faram mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laatu xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp lépp yëpp rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxi bu ca lande fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir yi ngi ci jërë ngeen jëf jumaa mubarak